rek boo leen toogee di poser question man ko gis nga ministre bi man ñeewuma ko Mercedes bi mu dawal ba ñëw gaare ko sama buntu chaîne de télévision bu mu liggéey maa ko jënd dégg nga président Macky Sall ne lu toll ci 400 milliards def nañ ko ci njëndum oto man ko ñeewuma ko chauffeur bi koy dawalal samay impôt la ñuy dagg di ko ci fay kër gi mu nekk bu nekkee logement conventionnel man maa tax mu am ko gardien bi ci nekk ci buntu ba di ko surveiller man maa koy fay ci samay impôt muy benn ñaareel ba njabootam bu nekkee en sécurité man maa tax ndax waaye takk der yiñ koy jox ci man lay jógee di dem ci ñoon kon lu ma koy ñëwee man damay dawal sama oto dem ci essencerie bi jënd essence ci sama alal ji nga xam ne weer la ma liggéey ñàkk ko moom essence ba mu cey dugal ak lépp ñun ñooy dajale suñuy dërëm maire bi jaay gerte caaf kii jaay sombi kii jaay cere ki di def li ñu dajale ko ba mu bari ñu def ko ci gafa ko nguur gi ba pare nag ne ko yaay ministre bu ñu dénk lii nag saytul ñu ko parce que du ñëpp ñoo mën a àndandoo jiite kenn mooy jiitu saytul na ko kon duma ko ñee ci lenn président bu amee kattan tey jii bu ne bëret ne avion bi laa bëgg mu dem moomu ko buy dem da ko fi bàyyi kérosène bi ñu koy def suñu alal la ñuy jëndee kérosène di ko def moo tax ñu am sañ-sañ di ko laaj ña ko li ngay wëraalu ci àddina bi coronavirus sax réglé na problème boobu am na benn journal bu bind def naa ñaar xoma ñetti weer a ngi nii génn kérosène bi bu ñuy def ci biir avion bi sunu alal la kon bu ñu xeeb suñu bopp nañu am full am fayda dogu ci li nga xam ne moom la ñu gëm mooy Sénégal gii mën na soppeeku ci anam bi nga xam ne moom la ñu bëgg ñun teg ko ci yoon mais mënuñoo nangu ay groupuscule di sàcc alal réew mi guddeeg bëccëg lépp loo wax fii ci sàcc président Macky Sall moo la gën a xam bu baax a baax ndax président de la république moo ëpp renseignement gis nga fi may wax ak yéen nii instant T dama ne xam nañ lépp ci luñ nekk instant T dinaa leen wax taay dégg naa ñu ngi réunion sax ñoom seen biir ci man dégg naa loolu ñu ngi réunion seen biir mais maa ngi leen di xaar dinaa leen dugg naa seen garde bi dugg naa ci te duma ci soreegum parce que nag bagage yu bari mu jotee rek ñu wax ko parce que dégg naa mallette ba ma tuddoon moo tax ña ngay réunion ku koy informer fu mu koy jëlee mallette bi dinaa leen ci wax te ki na mallette bi am na beneen suite laa leen ci wax gars yi may leen ba tuuti rek ma ne kon te nag bu ñuy wax ñun bàyyiwuñ benn secteur de tey ci média yi la ñuy wax tey ci média yi la ñuy wax mooy ci li ñuy liggéey ci média yi ñu xool ban appréciation lañ ci am ci weeru koor gi ni ñu doxalee dinañ wax tamit ci ay équilibre yu fragile yoo xam ne jamono yi ñu ngi koy yëngal mooy lañ wàllu tarixa yi di ko yëngal wàllu tarixa yi ñu ngi koy yëngal te c'est des équilibres très fragiles comme nag c'est très fragile nag dama foog ne loolu war nañ ko bañ a laal may déglu mu ne dama koy di lire boo waxee lenn sax ñu yóbbu ko ci wàllu tarixa barki Dembo Njaay ndaw soosu doon joytu ne ndimbal li war a ñëw na ñëw Touba ma teg son bi ñu koy déglu am ñenn kenn ku ma woo di ma xam waaw Touba moom ko nit ñi sonn ñu wala ma ne ko sëñ soxna si yow ëppale woo ma dara Touba ak kilifa gi ëppale woo leen ma dara Touba bu ñu demee Touba te ji kilifa yi fa nekk seen wàccuwaay laa leen jox ba mat sëkk su ma fa demee saa su ne dañ may gën a ñaax ci wax li ñuy wax du tarixa dana askan wi la mooy Touba deuxième ville ma ne ko Dakar ay première ville te Dakar gën a sonn fépp Dakar ay première ville bu deuxième amee premier am na te ku gën a sonn Dakar amul Dakar ñu sonn ñoo fi nekk kon mbir mi du tarixa
xiif xàmmeewul ku bokk ci tarixa bi xàmmeewul ku bokk ci religion bi xamul ko am jafe-jafe rek lañ wax parce que dégg nañ rek ndaw si ne maa ngi waxee fii Touba la mu wax daf cee yokku ne am na ci yeneen gox mais dëkk baa ngi mais dama ne la balaa ñuy def coronavirus FAO def fi woon fii ne le non risque de famine le nord risque de famine génnewuñ ko woon fii kon bu ñuy wax xooluñ ci yooyu man loolu entre parenthèse la woon waaye dañu seetlu ne ñi ngi yëngal yoo xam ne c'est très fragile te réew dafa am nuñ ko mooñaalee am nuñ ko tënkee ba nga xam ne am na loo xam ne jarul ñu ko yëngal dinaa ci dikk mais ñun suñu biir laa wax dama leen di ñaan la famille nañu dogu am fulla am fayda ci li ñuy def moo tax dama ne waay dama ne ñun suñ slogan ba joxoon naa leen ko fii ma dolli leen ko léegi Dakar Matin ki ñëpp gërëm mooy ki yee sagar yi ci mbedd mi ki yee sagar bi ci mbedd mi ñëpp ko bëgg ku ko romb rek ni ko aloo diw ree di ndi ngaddu guro waaye góor piir ca fayda ja piir ca pexe ma piir ca am nga piir kenn du ko bëgg ki ñëpp gërëm mooy ki yee sagar yi ci mbedd mi ki yee sagar bi ci mbedd mi ñëpp ko bëgg ku ko romb rek ni ko aloo diw ree di ndi ngaddu guro waaye góor piir ca fayda ja piir ca pexe ma piir ca am nga piir kenn du ko bëgg dégg ngeen de góor piir laa wax ca fayda ja fulla ja ca pexem kenn du ko gërëm xamul tax mu ne dafa schématiser en fait soo xoolee seen cheikh soo leen xoolee parabole lay waxee xam nga ke nekk ca mbedd ma da yeyi sagar du danger de du danger moo tax ko mu ree ko jox ki mais ku ñëw taxaw jàkkaarloo yow di la wax ay dëgg yoo xam ne mënoo cee dindi lu toll ni tarfatalu ay ni kooku doo ko gërëm de de wuññi sa sutura dalay weer ñun nag li ma bëgg dama leen koy wax mooy nañ gën a renforcer gën a dugg ci kii bi pour lépp am benn masse critique ba bu na kërtëj jël benn am ba am ay possibilité yoo xam ne ñun mën nañoo interpeller directement des personnes dafa am solo fu ñu dëgg suñu biir gëm lu ñuy def ministre mercredi ko fi bàyyi directeur mercredi ko fi bàyyi ñun kan moo ñu fi bàyyi xanaa suñu borom titre ministre ak lépp ay ancien ak bari ancien bari na fi de kon ku leen fi teg sénégalais yi ñoo leen fi teg après nag ñu ne bon tant pis ñoom nañu toog séddoo suuf réew mi dégg ngeen toj yi nga xam ne def nañ ko ci mamel bi ñu ngi ciy liggéey toj saax-saaxee xam nga kër yu nekk les pieds dans l'eau il faut nga am alal pour mën ko def sàcc suuf si nekk yépp ci littoral bi sàcc laay wax parce que amuñu droit def ko sàcc ak ku leen ko mën a jox sàcc la am na ñoo xam ne amuñu sax kër yi tabax fa sàcc ko waxatuma nag ñu ne léegi mamel bi la ñuy song pour dajji ko lu jaaduwul te kenn mënul fexe ba mu jaadu gis ngeen famille ñing bi nga xam ne ñetti mbaar lañu nekkoon caaro ñetti mbaar ñu jullite ñooñu tey dalal naa ci boo leen paree boo leen noppee ngeen dem seetaani ko
autour du micro ngeen gis bavure policière bi nga xam ne am na fa seen biir kër niñ leen toroxale niñ leen dóor mooy ñi nga xam ne dañoo wax ne dañoo violé ku fëte dara amu ci ngeen gis fa la réew mi toll ci yenn mbir yi xam nga waxoon naa leen fii nit ñi civil ci biir manifestation yi maanaam mbaadu tonton makut ay tonton makut lañ fi bëgg indi waat mais ñi ngi xaar ñi ngi xippi suñu ba di xool dem leen soo leen pare autour du micro maa ngi dalal Mohamed Ñing muy seen mag mu nettali lépp sa yaram day daw demoon naa ba benn instant mënuma woon continuer li nga xam ne woon émission mais mënuñu fi nekk benn groupuscule de sàcc alalu réew mi sàcc suufu réew mi foog na yéen yow boo toogee ci réew foog nga jël daal alal ji yëpp yow ak say goro téye ko tënk ko pour lan pour na man dootuma toroxati ilaa yow mi diin mais toroxte nekkul foofu de ana Mobutu château yam jëndoon France yëpp dañ cee mujjee teg la ko ak ñeneen teguñu ko fenn ma ñëw ci situation sanitaire bi ci wàllu coronavirus bi ngi def tey 1199 tests 97 tests positifs 83 cas contacts 14 cas transmission communautaire am 60 patients guéris 11 personnes non nekk ci cas grave am 33 décès démb tiit nañ parce que en l'espace de 5 heures de temps am na 3 décès au total ñu ngi ci 2909 positifs ba ñu xaymaa ba ñu tàmbalee feebar bi ba tey ji am 1311 guéris am 1564 sous traitement waaye ñu leen di sensibiliser waat rek comme bàyyee nañu suñu bopp ku nekk na nga jël sa matuwaay wàccaayu korité métti na façon métti yoo xam ne tey ji marché yaa ngi fay daj-dajloo ñu ne ngi de xam nga sénégalais rek ñi bëgg ci xew kon ñu ngi ci 1564 sous traitement yeneen ci information yoo xam ne jot nañ ko tey yéen kay bi l'Observateur fësal ko ne ministre Abdoulaye Diouf Sarr daanaka dafa bëggoon isoler professeur Seydi dépouiller ko li nga xam ne mooy prérogative yi mu amoon yépp téléphone sax daa ñu jokkoon teg moom am na wala amul génne nañ xibaar boobu tey ji mu nekk nag lu ñu bett ñu ne président Macky Sall ci boppam nag moom moo jël dogal delloowaat ki di professeur Seydi ci mbir mi ci dispositif bi loolu yëpp nag li ko waral xam nga lan la mooy la professeur Seydi waxoon Ziguinchor soo leen xoolee bu baax a baax da ko wax Ziguinchor ah ci le lendemain wala le surlendemain ci week-end bi daal Abdoulaye Diouf Sarr ministre dem fa xam loolu mooy wone ne nit ñi nga xam ne liggéey rek a leen soxal ak politicien du benn te Ziguinchor boobu sax ñi ngi yëgal ne professeur bi nga xam ne mu ngi tudd Ansoumana Diatta moom mi ngi nekk ci hôpital régional bu Ziguinchor moom it dañ ko mere parce que dafa ne matériel yi ni indi Ziguinchor matul tey di ngeen dégg lu bëri ci li ma na matériel yi matul moom tamit dañ ko xaw a teg de côté loolu xamul lu muy indi lu ma doon wax mooy corona politique bi rek politiser loo xam ne ay bakkan ñoo ciy rot Ansoumana Diatta professeur boobu léegi naa dañ ko isolé moom it ndax lan dafa ne matériel yéen indi Ziguinchor pour faj li nga xam ne moo jëm ci wàllu coronavirus bi matul gars yi xaw ko isolé moo nekk ci hôpital xaw ko isolé professeur Seydi boo ko isolé professeur à l'université du la sax toppatoo yow mi politicien que yaa am problème moo même xam-xamam pour faj ay doomu aadama boobu ba léegi Sénégal yëpp di delloo njukkal professeur Seydi man mii damay wax ne man mii jokkoo naag moom mu rafetlu jokkoo bi ba pare tegal ma ci na ma Pape Alé bëgg naa ñëw def ak yow émission mais problème bi ma am moo di fi mu nekk nii il faut qu'on s'occupe des malades ma tontu ko ma ne ko professeur je suis entièrement d'accord ak yow malade yi ñooy priorité du émission mooy priorité
maladie yàlla na ci yàlla dimbale ba lépp liñ ci mébét du sonal réew mi man mii jokkoon naa ak moom ci loolu ci ay message te boobu dama bëggoon rek mu wax ma loolu mu ne ma def naa ay sorti c'est vrai doon na ma neex trop ma toog ak yow def ak yow émission waaye dama lay wax ne soo mayee may ma rek ba ma xaw a féex tuuti ndax malade yi il faut ñu toppatoo leen ma ne ko professeur man Pape Alé malade yi mooy sama priorité jublul si loolu ba pare toog wax du weesu nga bëgg koo génne ci lan ay courant politique li may bëgg a profiter lépp politique ëllëg ci maa ñoo ko rek la non médecin yi ñooy faj ministre dama ne la ministre na nga am entourage bu baax rek dama ne na nga am entourage bu baax donc ñu lay jox ay fiche ngay ñëw toog un bon kii directeur de cabinet am service yu baax ñu lay jox ay renseignements nga ñëw rek lire na nga am nag capacité leader xam loolu jafe américain yi dañ koy sax jàngale maa ngi fàttaliku benn formation bu nu Freedom House defaloon ci la nécessité d'un leader comment devenir leader dama ne professeur Seydi lan la fi wax lu Sénégalais yi umpale Sénégalais yi muy wax Ziguinchor mais boo demee fii Dakar gii hôpitaux yi benn hôpitaux laa la wax ni benn hôpital amu fi plateau technique voilà plateau technique bu baax bu plateau technique bu baax amoon ci hôpital lu tax président Macky Sall toog ne dina dugal lu toll ci ay 100 milliards pour relever le niveau des plateaux techniques loolu kay xanaa nag quand même moo tax mën na leen koo leen jàppee dof mi ngi wut garab yi mu leen faje yéen président de la république toog ne day def plan quinquennal xamal pour relever le niveau des plateaux techniques kon il avoue ku ko wax mooy avouer nga ne yow ah plateau technique yi nekk ci hôpitaux yi dara baaxu ci jarul wax sénégalais ñooy feebar ñooy dem ci hôpital xam nañ ko xam nañ li fa nekk di bu ko professeur Seydou waxutoon sax waa Ziguinchor xam nañ ko Ansoumana bi ñuy wax nii jaata bu ko waxutoon sax te Ziguinchor waa Ziguinchor xam nañ ko bu nekkee ne Ndakaaru Njaay gi la matlawul wax ma sax yeneen goxaat yi moom xaalis bi nga xam ne ellipse da ko naroon a génne pour tabax 4 hôpitaux bañ ko waree def yàgg na nee nañ ko fabet léegi nag ñu ngi taf yëngal di xool nan lañ ko defaree démb tamit ci aéroport AIBD am na ñoo xam ne jóge nañ bitim réew ñi ñëw ñu ne 146 moomoon coow lu rëy li fam ñu ne dañ leen waroon confiné waay xam nga lu na weng kenn ko jeex on n'a même pas besoin di dégg ñuy wax plateau technique on n'a même pas besoin de ça on n'a même pas besoin ñun xam nañ li fi xew xam nañ ko di réew mi amul lenn lu ci ump sénégalais yi ñoo la gën a xam ne réew mi métti na ñoo la gën a xam ne hôpitaux yi dara amu fa rapatrié ba mu ñëwoon nañ ñu ne am na benn parti boo xam ne nangu woon nañ dem sali ñu confiné leen am beneen parti bu bañoon ci ñenn ñi nag def naa sax Arona am na lu ma ci yónnee woon de benn témoignage boo xam ne yónnee woon na ko ci la famille ma xool famille su nekkee ne mën naa leen dégtal tuuti benn te coow lu bari lu fa amoon voilà def naa coow lu bari amoon na fa am kenn sax ku def benn extrait son wax ci def ci témoignage wax ne ñoom ñi ngi foofu ci aéroport bi waaye dañ leen indi foofu ne leen kenn du leen yóbbu ci fi nga xam ne moom moo di nekk ñu bañ loolu lañu wax def naa loolu lañu waxoon waaw témoignage benn passager bi salaamaaleykum GP Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm ak soutien bi sama collègue yeeg Alioune Mamadou abi ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm
di leen wax ni yegsi nañu Sénégal tey si jàmm ak salaam on est là nag depuis 14 heures aéroport ñu ngi nii depuis 14 heures aéroport tëj nañu aéroport bi ne kenn du fi génn lii daal lañ fi jot a am bi ñu ñëwee donc 14 heures ba fi ñuy wax ak yéen ñu ngi nii donc patrouille police la ñu andi ak ay bus ne ils vont nous confiner gars yi nag d'accord ñu coow laa ngi bëri mel ni simba bu tas si aéroport bi gars yi nee nañ il devait nous avertir depuis la France voilà là nag on est en train de voir comment on va faire ñuy xool nan la ñuy wutee woowee waa TFM ak ñoom ñu ñëw ñu seede lii parce que ils ont dit que c'est pas normal ñu andi ñu ba fii bëgg ñu manque de respect parce que lii c'est un manque de respect notoire parce que le problème qui se pose mooy ñoom ils auraient dû nous dire depuis la France ou bien avant que ñuy jël vol ni que on sera confiné dès qu'on sera à Dakar ils l'ont pas fait ils ont attendu qu'on arrive à l'aéroport ñi ngi nii génn su bagage yi génnul ñi ngi nii gaa yaa ngi nii bay waaj a xeex am ñu fi amee cardiaque mi ngi nii donc lii moo fi xew voilà bus yi ngi ci biti nag di ñu xaar pour ñi def ko 2 groupes yóbbu Saly mais nee nañ duñu def quitte à ce qu'on marche sur nos cadavres donc lii moo fi xew pour votre gouvernement. voilà loolu moo nekkoon. donc pour information on a été testé 2 fois testé nañu ak seen matériel si nasal xawma test nasal yi ak la test beneen façon test bi donc avant boobu test def nañu beneen test 2 fois testé nañu donc depuis boobu ba léegi 14 heures la ñu egg si aéroport 14h30 aéroport Diass jaar ñu génn guñu douane jaar nañu police frontière ñi ngi nii ci tabu bi ñii ñi ngi tëdd ci tabu bi maire yi ñi nii ñenn ñi ñi ngi feebar voilà donc pour information lii daal moo fi xew. voilà loolu moo xewoon démb ci aéroport bi nga xam ne moo di aéroport bu AIBD voilà mais nag foofu war nañ leeral ba ñuy rapatrier waroon nañ wax ne képp parce que nag man ni ma dégg ñuy wax téléphone dañuy wax ne ñoom bañuñu ku leen rapatrier mais bu ñu leen rapatrier nañ leen confiner bañuñu ku leen confiner tamit nañ ñëw ci réew mi loolu nag xawma lan lañ wax ak ministère de la santé ba leen yabit waroon nañ leen wax ne yéen a ngi dem waaye boo leen demee tamit il faut ñu confiner leen pour mën leen xool mais léegi sax li ma dégg mooy état bi autoconfinement laa déggoon man maanaam nit ki bu demee mooy confiner boppam pendant 14 jours mu dem si structure loolu laa déggoon autoconfinement laa déggoon xaw ma nag au niveau du ministère de la santé parce que dégg naa docteur Abdoulaye Bousso bi nga xam ne moo yor affaire épidémie yi di ko suivre waxoon na ko autoconfinement maanaam yow yaay dem ñibbi sa kër xaw ma nag ci diggante bi dafa changé am déet loolu yëpp buñ ci amee lu ñu leer dina leen ko wax te may wax rek ne réew mi ñu ñëpp ko bokk dafa am yu bari yoo xam ne foog ma leeral ko pour mu leer léegi xam nga nee naa leen ci fin bi dinaa leen defal fàttaliku sag am tey fàttaliku bu neex laa leen ci président Macky Sall bu leen ko fàtte fàttaliku bu neex parce que xam nga tax ñu wax ci président Macky muy njiitu réew mi lu mu ñu waxoon yépp gars yi bu leen yàkkamti décret bi ñi koy bind ko bindaat bu leen yàkkamti te xaar leen rek ku nekk mais dama leen di wax na leen ba ñu yëkkatee ñun la famille laa wax les 2 milliards yu ñu jox benn agence boo xam ne Médine la pèlerinage la xam umra ak aji màkk jox ko 2 milliards mu dem jënd matériel médical indi ko ba ma ko tuddee ba léegi xam nga newoon naa leen laaj bi man dama laaj la famille présidentielle et la belle famille ñoom ñaar nañu toog ñu tontu ñu ñun wax ñu kan moom agence bi laajuma ko Abdoulaye Diouf Sarr de la famille présidentielle et la belle famille nañu toog ñoom ñu wax ñu agence Médine boobu kan moo ko moom xam nga ren moom umra amul parce que ni mu demee la woon ndax màkk ba léegi indee gun ci tontu ma laaj la belle famille présidentielle nañu wax kan moom agence boobu bu nekkee ne moomuñu ko
damay laaj dong nag may laaj kan moom agence boobu kan moom agence Médine boobu bi madame Thiam di gérer 2 milliards dégg naa am na yeneen cargo yu waroon a ñëw te booba yaa nga jox PNA 5 milliards mais xëytu dóor yi mën taal xam nga nag du ma leen nëbb de damay jékki ba si yàgg ma découragé ma ne je vais tout arrêter ma découragé famille man su may wax dama ne léegi comme léegi mbir mi lu tax marché yu bari dem ci libanais ya nekk ca Jurbel am na ku ma fi tuddoon mu woo ma téléphone waaw xam nga benn libanais waaw mais tu sais man nekkuma ci yooyu ba ci loolu ma ne ko man xam naa sax lu bari loo xam ne ci nekk parce que Jurbel moom base la ci pouvoir bi base la laa la wax ci pouvoir bi homme d'affaires yu bari lu ñuy lim fa lañ soqee ko base la ci pouvoir bi ci malet bi xam naa gars yi chaque jour ni rek ba ma tuddee yii yëpp nag tey naa fan yi yëpp ñu ngay réunion ba ma tuddee kër ga nekk ca Ndar te mu am benn gaan boo xam ne moom moo gañ ci marché ci kii ba moom avant mu koy gañ dafa dajji woon kër googu doon ko defaraat dégg naa jigéen ñi nekk foofu ña ngi leen di sonal di leen wax ku koy informé xam ne am na ku koy informé door ngeen seen loxo ci ëkk de information bi foofu laa ko jëlee de soo leen bëggee ma dem feneen tey ma ñamal leen benn xam naa yéen a ngi seet yéen a ngi déglu interview Amadou denc nañ ko téye interview Amadou mooy waa ji jëloon malet ba malet bi nag ba mu ko jëlee dama leen wax malet bi moom dafa dem rek beneen malet remplacé quoi pour te dire ne nu ñuy foyee xaalis malet boobu dafa dem rek ñu indiwaat beneen malet jox ko malet bi nag ay dollars la defoon parce que Dubaï la woon Dubaï lañu waroon lijjantee mbir yu ñu fay def ma leen di cuqaat rek ne leen comme na ngeen ni réunion après ma nettali leen histoire u Gambas ci hôpital principal Gambas ñu fa yóbbu woon ci hôpital principal mu am ku ci ñàkk bakkanam mu jur coow lu rëy comme dañuy wax rek naa leen dama leen di cuxataan ay éléments yu baree bari lañ denc rek toog parce que ñun dañoo yàgg a jàpp ne dafa yiwadi ñuy dugg ci yenn détails yi mais comme ñoom dañoo déclarer guerre rek te guerre boo xam ne amu fi ñun lan lañ wax réew mi lañ wax jiital ko ci affaire réew mi rek lañ yàgg a wax malet bi Amadou daf na ko taf yóbbu chauffeur bi gars yi indiwaatal ko beneen malet ma ne leen agence Médine bi nga xam ne mooy kii bi nañ ñu wax kan moo ko moom ba pare histoire u Gambas yi nga xam ne moom lu ne lañ ci wax Gambas ya demoon hôpital principal dama ne foog ñu wax yéen a ngi may laaj xam nga nee naa leen fen du fi bejjaaw te ko jàppee dof mi ngi wut garab yi mu leen fajee te seen garab jafe neewoon naa leen fii communiqué bi présidence génn mooy faux mooy fake news ndax yomboon na lool pour régler mbiru décret bi très facilement mën nañ ko régler xam nga ci naka décret 965 am na moo samp comité de suivi force Covid 19 décret 966 am na moo fal François Ndiaye kon voilà bu de décret 964 am na ñu génn décret 964 signé le 17 avril 2020 muy honoraria bi ñu def président ancien président conseil économique social et environnemental ñu weddi ko parce que coow li bari na xam nañ tojaange nit ñaa ngi xiif sonn lot ngeen ñëw génn benn décret di pàccoo réew mi ci lan ci jël xaalisu réew mi ne yaa ngi koy jox ay ancien président yéen lii li gars yi na toñaan di jël rek ancien président boo xam ne ba mu fa nekkee mi ngi yor caisse noire chaque mois am lan
50 millions par mois 50 millions yooyu rek xanaa lam fa nekk yëpp bu ko doon denc rek bu pare mën naa am lu mu dundee ak njabootam waaye loolu doyul nga ne foog mu nekk ci gundaa daat ba daxal ma daax di njoowaanu ñun baadoolo yi suñu rongoñ di siim seeni cere duñ ko nangu dañ koy wax siiwal leen dal leen na wax am na ngeen weddi na amul mais avant loolu ñun déglu Thierno Alassane Sall la mu wax ci décret bi ak tamit li ñuy bëgg a gëmloo ne way décret bi génnewuñ ko journal officiel ak bëri décret yoo leen génnewul journal officiel décret bi ngeen nomaatee Pape Oumar Sarr conseil constitutionnel da ngeen ko génne journal officiel décret bi wane ne ñoom ñaata la ñuy fayeeku seen traitement da ngeen ko génne journal officiel boo leen ko génne wal leen ñu yomboon na kay génne leen ni décret 964 ne mi ngi nii bi ngeen di wax c'est faux mais xam ngeen ne yéen li ngeen di wax moo dul dëgg te wax naa leen ne fen du fi bay jaaw ñu déglu Thierno Alassane Sall. Dakar Matin. décret 964 am na bu fekkente ni ñoom dañu bëgg a weddi lu leer war a génne décret 964 ne waxul kat ci mbirum conseil économique social et cetera ci leneen lay wax. journal officiel am na ay décret yu bëri yoo xam ne dañ koy jël du fa jaar ndax dañuy bañ fonctionnaires yi enseignants yi syndicalistes yi CAS donc dañu am seen i décret duñ ko fësal ci journal officiel parce que yow mi xamoo ñaata la ab ministre wala ab premier ministre wala ab président du conseil am ak ay fonds politique am ak yooyu donc que décret génnul journal officiel moom loolu du wax li ñu war a def tey mooy génne décret ma wax nag Sénégal dañ def séddalewu bukki ñuy séddale ci jamono yi nag la gën a yéene ndax duñu wax ay sapeur pompier ñu ngi nekk ñuy contaminé ay spectacle ñu contaminé jàngoro jaan leen di dal et cetera ci seen biiru liggéey te jumtuwaay dañu war a am motul yi ci bëri sax ci hôpitaux yi ay vacataire lañ maanaam seen pay sax motul ba pare ci diggante gi ñu bëgg a cëral ñoo xam ne réew mi jox na leen lépp ba mu mot ba ñu dem retraite ba weesu retraite sax ñu nekk ay président ba tey ñu war a jeexal ñu ne déet buñu leen di sàng suuf réew mi daf leen war a jox ci leen cëral lu tuum loo xam ne ngeen dellowu leen askan wi ak réew mi presque dara boo seetloo ñooñee ñoo seddoo ñu ci gën a bëri am nañu seen i kër ay fan président ay centre yi amuñu ko woon ba la ñuy dugg ci nguur gi loolu moo war a tax Dakar. yéen a ngi dégg ñoom ñoo sàcc ñoom ñoo dama wax sàcc ñoo pàccoo ay fan résidence léegi kuñ ñemee rek yaa ngi jëm lenti kër fan résidence parce que mythe la woon ci ñoom quoi dëkk point E dëkk fan résidence mythe la quoi mythe wala jógee ca wala xamoo luy géej bëgg na les pieds dans l'eau te boo duggee ci géej gi lap piscine sax boo fa duggee lap il faut qu'on arrête les pieds dans l'eau nga xam ne pour nga gérer rek li nga xam ne brise marine li muy duggool li muy yàqee ba ay bagage ñoom ñoo ko pàccoo li mu wax dëgg la de parce que bëgguñu syndicalistes yi xam nga fi lañ toog daggal jabaru ambassadeur yi 500 000 francs salaire fan lañ ko teg non nous voulons des maisons les pieds dans l'eau te yow mosoo gis géej complexe fan résidence ñu séddoo ko seen biir complexe parce que ba ñu nekkee kii yaa gën a dégg oui fan résidence oui complexe loolu fi am looluy dëgg tey jii ñu ne ñu décret boobu am ñu yëg ne am na décret 2020-976 bu accordel président honoraire soxna Aminata Tall autrement dit moom léegi nekk na présidente honoraire bu conseil économique social environnemental sur quelle base le décret boobu génne bu nekkee ne décret 964 amul parce que 964 mooy décrété ne léegi tous les anciens présidents conseil économique social environnemental dañuy nekk ci honoraria voilà c'est ça honoraria ba pare wax leeni fay nga ne yow décret boobu amul moom décret 976 bu jël ne Aminata Tall léegi jox nañ ko titre présidente honoraire bu conseil économique social environnemental sur quelle base weer wu nekk dina am 4,5 millions 500 litres d'essence chauffeur personnel garde-corps particulier dama lay laaj xam nga tamit déglu leen baax li ma la wax ñu ne décret 964 buy créer honoraria amul te
pour nga nommer nit président honoraire xanaa moom décret bu mel noonu décret nga ne décret boobu noo amul ba pare yow le 21 avril 2020 17 avril lañ signé honoraria bi le 21 avril 2020 nga jël décret 976 fal Aminata Tall lan présidente honoraire conseil économique social et 17 avril le benen décret bi mi ngi génn le 21 avril wax dafa simple soxna si moo leen menacé na leen doo leen ma bàyyi may toog ci traversée désert bi ngeen badaxal ma dax ñoo nekkoon xamante nañ xam ngeen nag ku xam soxna Aminata Tall xam na Pank Njéeme Njaay la yéen a ngi fat Pank Njéeme Njaay la dañuy wax Pank Njéeme Njaay ba mu jeex tàkk Pank Njéeme Njaay la ba moo tax bu ñuy wax man a Aminata xam na nu muy régler problème fëgg na ci table bi peut-être que am na keneen ku ko defaloon di ko nëbb mu fëgg ci table bi xam ko pour le calmer ñu créer lan benn décret 964 honoraria de tous les présidents moom 976 ñu fal ko jox ko li nga xam mooy seen badaxal ma dax daw si dama fulla fëgg ci kaw table bi ne leen day dakk doo leen ma bàyyi nii te nag lii dëgg ba nekk dëgg moom bañ koy teg conseil économique social et environnemental promettroon nañ ko Aminata Touré bu yàgg président Macky Sall daf na ko Aminata Touré du ma la ko mën a fal léegi parce que su ma la ko falee léegi comme ñi ngi jëm ci ay élection day métti mën naam créer bàyyil ba ma fal Aminata par décret ba ñu génn ci lii ba ñu génn ci élection président su ma faloo ko ba pare mën naa ko fa teg fa Aminata Touré looloo nekkoon dil bi ñëpp a ko xam dil bi loolu la woon mu falu nekk président de la république génn décret jëlee Aminata Tall parce que bu leen fàtte ne Aminata Touré dafa yàggoon fëgg bëggoon jiite tête de liste bëggoon nekk présidente assemblée nationale xuloo ci bu yàgg xuloo bu ak Macky Sall ñëpp a ko xam ñoo tey ji nga ne non y a pas de décret honoraria amul fenn fake news la fekk ñooy def fake news la non amul wala sur quelle base nga nommé yow léegi Aminata Tall président du conseil économique social honoraire président conseil économique social sur quelle base am na décret bu génne auparavant moo tax ma ne leen yéen fen du fi bejjaaw te yéen seen garab pour ñu faj leen ñoom xanaa famille bi ngeen dimbaleen ñu parce que seen garab man xaw ma ban xeetu garab lañ am xam nga léegi lan la ñuy def comme léegi la noonu la rek bon waaw mbamb du fi weesu weer loolu la ñuy wax Sénégal en fait ils nous prennent pour des demeurés dañ ñu yàpp xam nga yàpp moom lañ ñu def ils nous prennent pour des demeurés pour des moins que rien pour que des gens qui ne réfléchissent pas pour des gens qui ne réfléchissent pas xam nga weer ngeen seen bopp bëccëg nar a kam moo tax ma daan yàgg wax ne ponkol mu jaaxaan di tuur ndox sa bopp ngay njëkk a tooyal bu fake news amee seen communiqué boobu ngeen ngeen président mooy fake news assumer leen il faut avoir le courage d'assumer ses choix politiques et ses décisions mais président Macky Sall ñaara ko ñoram sa famille sa belle famille sa famille sa belle famille li ci des yoonam newu ci ñaata yoon lañ ñu wax mu dañ moo tax may wax seen kaddu ñoom rideau la kenn du ci wéeru seen kaddu rideau la kenn du ci wéerul ci rideau xool sa ndong ngay fekk ci suuf seen kaddu rideau la kenn du ci wéeru léegi nag ñu ñëw waxtaanee média bi waaye laata loolu dama bëgg suñu waxtaanee seen kaddu maana rideau la kenn du ci wéeru maa ko wax seen kaddu julliwul xam nga
comme dañoo fas yéene wax nag ci média bi rawatina ci ramadan bi te mën na leen ay équilibre fragile la ñuy laal mooy suñu dernière partie dafa am loo xam ne Al Maktoum da ko mësoon a wax mu nekk lu am solo te nekk loo xam ne faaw ñu ci bàyyi xel ma dëgtal leen kàddu Al Maktoum yooyu te di ngeen dégg kàddu sëñ Sidi Maxtaar yàlla na yàlla taas ci barkeem ak ci leer loolu c'est important parce que li may wax rek ne sëñ Sidi Maxtaar moom The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Très bien. Kon ñu dem déglu Al Maktoum lu mu waxoon pour nag dugg ci waxtaanu tey bi dëgg. Dakar Matin. tabarkalla dafa am atam ay nit yu bari alal wax ni seen bëgg-bëgg yépp mooy fexe ba ku bokk ci tariqa cheikh ak ku bokk ci tariqa mam Serigne Touba ñu reyante mu ni jaral na ko mu fay ci milliards yu dul jeex ba ay doomi daara nangul ko ba ñu demee liggéey ko ba nax ca Senghor man mi ma wax ak Senghor ni ko ñi ñuy bëgg a boole ma ne ko bu ñu noonoo régime bi jëkk ñàkk réew mi tegu ci wallahi wal qur'ani al-azim ba ma yëge ka amee dossier ba te muy catholique di sama jarbaat ma gis ko ni ko gis nga bu xeex bi amee ba noppi ñaari diine yee xeex ma ne ko moom lañ ciy teg ma ne ko kon nag loo ci man def ko ci mën naa tudd turam François boobu la boobu mooy ministre de jeunesse ndax booba dañ ne xare bi ñu ngi koy tàmbalee ca tabarkal université ku mu neex na dem laaj ko Abdou Diouf mii boobu premier ministre la dana toog ci sama kanam bu mujj bu ni ma ay Cheikh Tidiane affaire bi bu la fi fekkul woon ba léegi ñu ngi laan sunu Sénégal gi woon pour wax la ni lëwoon démb deñul lëwoon démb deñul lëwoon démb deñul lëwoon démb deñul yàlla dafa am njabootam iblis am njabootam te lu mu jaral yàlla jaral la ko iblis mu mel ni kon nag yàlla ngi noo dimbale ba nu xam ko xam-xam bi nu ko xam moo tax lu nu leen yéene ci yiw yal nañ ko bokk ak yéen. Dakar Matin. yéen a ngi dégg kàddu yi am solo yooyu xaw ma ndax bëgg ngeen ko dégluwaat am déet nee na am na ñoo xam ne ay temps de li yàgg na ay temps yàgg na muy expliquer ñi nga xam ne dañoo ñëwoon pour féewale tarixa yi jaxase leen ban tojanto gis nga la ci amoon nee na lawoon dañul ba tey te nag mu am lu baree bari lu ma jaaxal moo tax dégg ngeen loolu Al Maktoum ñu dégluwaat ko tuuti rek. Dakar Matin. tabarkalla dafa am atam ay nit yu bari alal wax ni seen bëgg-bëgg yépp mooy fexe ba ku bokk ci tariqa cheikh ak ku bokk ci tariqa mam Serigne Touba ñu reyante mu ni jaral na ko mu fay ci milliards yu dul jeex ba ay doomi daara nangul ko ba ñu demee liggéey ko ba nax ca Senghor man mi ma wax ak Senghor ni ko ñi ñuy bëgg a boole ma ne ko bu ñu noonoo régime bi jëkk ñàkk réew mi tegu ci wallahi wal qur'ani al-azim ba ma yëgee ka amee dossier ba te muy catholique di sama jarbaat ma gis ko ni ko gis nga bu xeex bi amee ba noppi ñaari diine yee xeex ma ne ko moom lañ ciy teg ma ne ko kon nag loo ci man def ko ci mën naa tudd turam François boobu la boobu mooy ministre de la jeunesse ndax booba dañ ne xare bi ñu ngi koy tàmbalee ca
tabarkal université ku mu neex na dem laaj ko Abdou Diouf mi boobu premier ministre la daan na toog ci sama kanam bu mujj mu ni ma ay Cheikh Tidiane affaire bi bu la fi fekkul woon ba léegi ñu ngi naan sunu Sénégal gi woon pour wax la ni la woon démb deñul la woon démb deñul la woon démb deñul la woon démb deñul yàlla dafa am njabootam iblis am njabootam te lu mu jaral yàlla jaral la ko iblis mu mel ni kon nag yàlla ngi noo dimbale ba nu xam ko xam-xam bi nu ko xam moo tax lu nu leen yéene ci yiw yal nañ ko bokk ak yéen. Dakar Matin. waaw ñi ngeeg Papa Ndiaye Ngalgou yor mouvement jàmmi réew mi yàgg yëkkati kàddu yu mel noonu Papa Ndiaye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu bu baax Papa di la ziar bu baax di la baal ak tam ci koor gi. waaw di la ñaan yàlla. yàlla nañ ko teewaat at yi ba incha allah. waa léegi waaw Aïcha man nga wax ci sa xalaat ci mbir mi. waaw léegi waaw ñun day Papa yàlla xam na ne depuis dama fukki at ak nangam a ngi nii suñu yëngatu yëpp mooy réew mi nekk ci jàmm réew mi nekk ci déggoo réew mi nekk ci progrès réew mi nekk ci émergence mais suñu xel dafa daloon lool mais fan yii li ma gis daf ma tiital ma sama xol jeex na ñun ñi nga xam ne si ñu ngi dox jaat réew mi amuñ ci ndigal nag amuñ ci ndigalu bàyyi suñu sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké amuñ ci suñu ndigalu bàyyi Al Amin ak kilifa diine yi ba ci catholique yi ñu àndoon di dox jàmm parce que Pape am nga am boo koy def te lu baax ci dem te lu nga siiwal wala nga def sa dënn bi ñu demee ba su xel dal ba ci maam Cheikh Mbacké bi ADS ñu ngi jokkoo Cheikh Tidiane Sy Al Amin bu nekk Diaw ñu ngi jokkoo ak l'église catholique tout le monde mais fan yii li ma gis Pape ci réew mi ci télévision yi mu tiitoon doo nit ku jaaxle wu rek doo nit ndax lu toll ni weeru koor nga xam ni ñetti fukki fan ma ci nekk fukki fan yi dëkk yi di ko ak lépp di déggal ak yërmale ñu dem ba réew mi war a nekk benn di waxandoo ci wàllu yàlla ak yonent bi ak waxuma sax Pape ci diine mais sax àdduna bi fi xew léegi nii ci wàllu métti ci wàllu coronavirus nga xam ni réew yëpp ñu nekk bañ teg seen frontière àndandoo ensemble xeex sabab bi bu ñu ko leneen lu indi ci toxi doon ci réew mi Pape dafa métti yëruñu ay écurie yëruñu ay ASC yëruñu ay nawetaan diine lañ am te ku wax ngir diine ñëpp ci war ci seen bopp ku wax diine te yàlla tax ñëpp ci war ci seen bopp mais lii xew ni buñ ci waxul su dee ñaaw ndax su dee nga négocier suñu bàyyi al maktoum wax ndax yàgg naa avertir nag xëy ab laxaat yàgg na avertir xëy taali wu lu mën dañ ko ci réew ñoom ñëpp nañ leen sagal nag te mosu dégg maa ab wax mosu ko maa ab lu xew ci at bi ñu tegee bàll ñëpp am fu teg seen tànk bopp sëñ Saliou tey loo mooy jàpp tey bu waxoon tey ñëpp ku amoon yërmande ba wàcc nit ñi day tuur ay xéewal ndax yërmande ci jaamu yàlla yi man ñun njaboot yi nañ nekkal benn te xam te nekk ay nit nag tax nga xam ne que li ñu waxee diine ci démb du fi ko tey du ko suñu bàyyi al maktoum waxee léegi nii te nañ ko ci tool bu nekk su ko tey parce que lu toll ni média dafa war a def médiatisation des cercles religieux ñëpp nekk benn mais warul tamit ku wax ci média da ngay joxe information mais nga wax ñëpp nekk benn nekk sa benn mooy tax sa yow te nag kaay mën na nekk ci àdduna wax dëgg yàlla te it nañ ci bàyyi xel ñu am ñi nga xam ne si tey ñu ngi ci Facebook bi di créer ay compte falsifié ci ay yeneen tur di dal ci kaw diine di dal ci kaw kilifa diine yi am ñu nekk ci internet bi léegi lu neex waay wax léegi lu neex waay wax te it nag Sénégal bi mënatuwul lool ndax suñu maam Serigne Touba li mu daj ci àddunaam yëpp coono la pour jël rek dimbali Sénégal aar Sénégal ñëpp dem aj la suñu maam si daal ma tey ñu ay ci moom bu nekkoon fa lañ jëm ñaaw yi may jàngal jox te teg na ci yoonu jëm tey bu moom fu nekkoon fan lañ jëm tey bu Serigne Touba amoon ñi ko topp ko tey fan lañ jëm bu ma Ablaye ak ñun fa amuloon tey fu ñu jëm bu ñu jël ñu mel ni équipe bu dëgër tey ni ñuy mel ni may daal ni ñu mel tey seen àdduna dafa am coupe du monde bi ñuy joué ci wàllu diine
équipe bu Sénégal mooy mën ci àdduna bu boobaa kon ndax yàlla may nañ ay nit yu baax yu déggoo seen borom ñu bëgg Seydina Muhammad seen xalaat ak seen xel rek moo mën a sauver réew mi Sénégal politiciens yooyu ñu ko baale politiciens yoruñu réew mi li koy dëggal mooy xoolal li xew ci àdduna bi Sénégal dëkk yi ko bëri yëpp coup d'état am na fa reyandi ci wàllu xeet am na fa lépp fa am mais mosoo ko gis Sénégal tey nag li métti noonu Sénégal mooy pourquoi jàmm Sénégal ba tey léegi nag ñu ngi def ay pexe di ci def ay milliards di ko def ay Sénégal yu gëmul dugg ay Sénégalais la yu gëmul Sénégal bu ñu taal Sénégal loolu population bi moo ci war a yeew nit ñi ñu ci war a yeew diggante maam Alaaji ak Sëñ Tuubaa dafa rafet ba jege ci ba ñu gis seen borom tàggante ay xasida Sëñ Abdul Ahad Sëñ Abdul Aziz Al Amin Sëñ Fallu ak Sëñ Cheikh Tidiane Al Maktoum Sëñ Saliou ñëpp am jàmm mais nit ki wax yow li ngay def sa poos ngay wax lu tàgg réew mi